asalaamaaleykum mbokk yi ñuy seetaan ci ITV bisimilah ci xibaaru marax wi bu ne saa ñu jukki leen ponk yi ci gën a fës dañu koy dooree ak ñi nga xam ni ñoo di artisan yi ñoom nag ginnaaw gouvernement bu bees bi dafa am benn ministère bu nga xam ni ñoom lañ ko jagleel la nga xam ni moom lañ cey xaar wax nañu ko ne nañu tey dañoo bëgg seeni bëgg-bëgg ak i tamit seenub liggéey gën a ñoŋ ba nga xam ni ki jëwriñ ji ñu dénk fànn woowu daal dina fexe ba li nga xam ni moo di secteur artisanat daal di jëm ca kaw dinañ ci indi gëstu bu yaatu ak Mamadou Lamine Fati. Immigration clandestine jigéen ña soobu nañu ca nag loolu yi nag ginnaaw bi nga xamante ni am na ay immigrants yi nga xam ne dañ doon dem ci Barça wala Barsàq ji ñu jàpp leen lu mat téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñeent ràññee nañu ca ñetti jigéen ba ñu demee ca Grand Dakar ak ca Sicap Liberté 1 jigéen ñi nag nee nañu loolu yi moom ànduñu ci te ñi ngi wax ni seen mbokk jigéen yi nga xam ne loolu daan nekk seenum xel ñu teg ko ci suuf te jéem a liggéey waaye nag ñi ngi duut baaraam ñi nga xam ne ñoo di waa nguur gi ndax bu liggéey amoon lii yëpp du am ca Tëngéej ca li nga xam ni moo di sëkk ya nag fees na daanaka ñetti sëkk ya fa nekk yëpp fi mu toll nii dañoo fees ba nit ñi daanaka amatuñu fu ñu denc seeni néew ba tax na nag ñii di askan wi ñi ngi woo président de la république ngir titre foncier yi nga xam ni dañoo nekk ci wetu sëkk yi ñu daal di leen koy jox ngir ñu mën a am fu nga xam ni fa la ñuy denc seeni néew. ñu àddu jëmale ci li nga xam ni moo di gouvernement bu wees bi ak li ci askan wi di xaar ñi nga xam ne nag ñoo nekk ci wàllu artisanat nee nañu daal ginnaaw bi président de la république utee ab jëwriñ jagleel ko wàllu artisanat ñoom nag ñi ngi xaar jëwriñ joojee ngir mu daal saytu seen jafe-jafe waaye tamit mu jàppale leen ba artisanat bi gën a jëm ca kanam gën a ñoŋ ba tax na yi tamit fi mu toll nii daal ñi ngi dunde yaakaar ci lu nu mel Mamadou Lamine Fati. demal seeni bopp tey jilee ñii di artisan yi am nañu seeni ministère loolu tax na ba ñoom sax ñu ngi wax seeni xalaat ak seeni bëgg-bëgg. waaw man xaw naa ci am tuuti inquiétude parce que dafa am lu ñu doon xaar ñu dig ñu ko ñun artisan yi d'une manière globale un enveloppe de 30 milliards boo xam si ministre bi wax na ba joxe woon date président ni dévalqué naa ko Tabaski ba léegi borom kër yi nekk fi artisan yi am problème on a fait ensemble le tour. fii moo gën a rëy ci industrie artisanale ci Guédiawaye qui compte 400 places au-delà bu ci nekk gis nga ko y a plus de 4 personnes mais tey jii presque 25% yi yëpp tëj nañu. ci biir ministère bi nga xam ne dañ leen ko jagleel ñi nga xam ne ñooy artisan yi ñu ngi teg seen i bëgg-bëgg ak li ñuy xaar ci jëwriñ boobule. artisanat d'une manière générale rek mu nekkoon benn ministère point barre la ca des mooy d'accord cabinet boo ñëw war nga faa fekk ñu compétent parce que informel pour nga formaliser ko. yow mi yore secteur formel bi yaay ñëw waxtaan ak ñi nga xam ne sont informels organiser leen bu ñu la fi bàyyee pour les artisans gisoo artisans yi tu dois aller vers eux lii moo leen manqué dem leen wuti ko formaliser wu ngeen organiser leen créer ñu ay fonds spécial yaakaar mënuma ko am tant que woowuñu les acteurs concernés ñu toog wax ministre bees bu mu nangu ñeneen di ko nax ndax boo dikkee sa cabinet lañ la war a wax waxuñu ko lañ la war a defal defuñu la ko dañ lay nax dong dafa laaj demande de visite buñ la falee artisanat lañ la jox dëkk bi mënuñu ko jaay sans le secteur de l'artisanat d'art nga jël sa oto ànd ak say cabinet dem ci site village artisanal yi jéem koo renouveler ba pare avant tout. ay jafe-jafe yu métti lay artisan yi di dund tey jile ak jëwriñ bi nga xam ne dañ leen ko jagleel ñoom lu ñu bëgg rekk mooy seeni kuréel gile mu am yokkute te jëm ci kanam. Idrissa Seck nekk njiital conseil économique social et environnemental ñi nga xam ne nag ñoo di coalition jot na te daal di tungoo moon ki nga xam ni moom moo di Ousmane Sonko ci wote yi ñu passé ñoom nag lu ñu yàkkul Idrissa Seck amul ndax nee nañu daal moom li ñu tuddee ab dealer la maanaam daal ku nga xamante ni nii tekkatu xel ba tax na yi tamit ki nga xam ni moom moo jiite commission communication boobee nee na yi tamit Idrissa Seck mënatu la nekk njiital kujje gi ndaxte fi mu toll
ni daw na làqu ci ginnaaw président de la république Macky Sall ba tax na faaw ñi nga xam ni ñoo di rek kujje gi gën a booloo gën a takku ngir am opposition bu nga xamante ni bu am solo lay doon. ci loolu yi tamit jàpp na ni fi mu toll nii kii di Ousmane Sonko moom moo war a nekk njiital opposition bi ndax moom moo ëpp lu nga xamante ni daal moom la ñuy gis ci terrain bi muy wax jafe-jafey askan bi di jàmmarloo yi tamit ak nguur gi. Ndeye Fatou Ndiaye bopp Blindé moom moo nekkoon kii di invité Tok Tok mi ngi Maram Ndiaye ci tënk gi. Idrissa Seck doon njiital conseil économique social ak environnemental mu doon loo xam ni daanaka bett na doomu Sénégal yu bëri waaye nag ab dogal la boo xam ni borom xalaat na ko ba noppi déglu suñu bëree bëri laataa rek muy wax waaw kii di njiit réew mi Macky Sall lu nu mel nag mu jàpp ni réew mi moo woote. xale soldat bi nga xam ni 20 ans la am président de la république sañ koo yóbbu ci xare mu fay dem te xam ni mën na faa ñàkk bakkanam li ko tax a def mooy devoir au service de son pays waaw ki yàlla jagleel nag mu am capacité nekk leader politique war a sant ñooñu ñu def loolu ñàkk ci seen bakkan moom bu fekkente ne benn risque rek lay jël mooy ñu naan carrière politique am dana nef nii dana xajam dana nangam sëñ bi loolu wax dëgg yàlla yomb naa muñ nag te comme dañ maa tàgge ay tàgge yu bari ci politique te ba léegi may dund jàpp naa ni loolu duma ci bàyyi xel. moo na de moom Idrissa Seck mi ngi xamal ni bëri woon na ñoo xam ne rek seen gis-gis wute woon na ak bosam ndaxte lu ñu bëggoon mooy ak réew mi ni mu mettee mu daal di si taxaw ngir rek opposé wu bu baax a baax ngir rek galgal nguur gi fi nekk waaye moom gisul woon loolu. dugguñu ci politique pour yàq dañoo dugg ci politique pour defar dugguñu ci politique pour toj dañoo dugg ci politique pour tabax loolu moo tax ñu jël suñu responsabilité ñi xalaate neneen seen xalaat respecté naa ko déglu naa ko taataan naa ko dugg na itam ci processus bi nga xam ni ci laa jëlee décision bi ñu jël. Idrissa Seck yegg si comme koo xam ne rek jamono ji moom moo am saafara bi ngir rek suqali économie bi mu doon loo xam ni moom noppi na ngir rek xar ci tànk du béyam waaye nag mi ngi siy woo doomu Sénégal yépp. boo seetloo àddina bi fu ci bari seen économie nërmeelu na ndax mbas mi loolu li ñu ciy njëkk a yëg mooy suñu njaboot yi nekk foofu daan yónnee fii di dimbalee mënatuñ ko ba lañ daan yónnee wàññeeku na te soxla nañu sax ñun ñu dimbali leen en retour ñépp ci war a dugal seen loxo classe politique bi am na responsabilité génne ay xalaat wane yoon wane direction ne lii kat bu ñu ko defee fii économie bi toll ñu naan croissance bi moins 0,7% la mais bu nawet bi baaxee xëy na mu doon 1% wala 2% te demoon nañu bay seen 7% te lii saafara problème yi dëgg mooy croissance à 2 chiffres romb 10% loolu dafa laaj képp ku nekk dugal ci sa loxo. dogal bi nga xam ni Idrissa Seck jël na ko ngir liggéey ak njiitu réew mi Macky Sall mu doon loo xam ni mu ngi tukkee ci dialogue national boobu nga xam ni woote woon nañ ko ba ñu génnee ci élection présidentielle yi mu doonoon ay élection yoo xam ni moom mi fi nekk jamono jii ku yees njiital conseil économique social ak environnemental nangul woon yooyu le résultat. boobu mi ngi Marème Ndiaye moo doon dellu si ci rek li nga xam ne moom moo sabab dugguk Idrissa Seck ak ni mu nangoo ànd ak Macky Sall ba jël conseil économique social et environnemental waaye nag dugg googu nga xam ne Idrissa Seck dugg na ko ak tamit nekk ca bopp conseil économique social et environnemental indi na yi tamit ay ŋàññ jóge ci ñi nga xam ni ñoo di coalition jot na te àndoon ak kii di Ousmane Sonko ñoom nag li nga xam ne rek jàpp nañ ko moo di Idrissa Seck mënatu la nekk njiital kujje politique bi ki ko war a nekk mooy Ousmane Sonko mi nga xam ni moom mooy rek nekk ci terrain bi di wax ak gouvernement bi waaye tamit di waxal askan wi ndax ca dolli yi tamit nee nañu faaw rek ñii di nguur gi wala boog ñii di kujje gi daal di booloo bokk benn ngir mën a jàmmarloo ak nguuru ko Macky Sall. Ndeye Fatou Ndiaye Diop Blondin moom moo nekkoon invité Tok Tok matinal mi ngi Maram Ndiaye di ñu ko tënkal.
dogal bu njiital parti réew mi jël ngir rek doon njiital conseil économique social ak environnemental ñu mu bokkal ku jegi rafetlu wuñ ko benn yoon rawatina waa coalition jot na bu Ousmane Sonko ndaxte ñoom jàpp nañ ni mbir mi wor képp la Ndeye Fatou Ndiaye Diop Blondin moom ma ngay wax ni du lii moo tukkee ci dialogue national bi. ba ñu paree élection ba léegi. kenn déggu ko. wala boog buñ ko séenee wax ju tuuti lay wax. ñu naan xëy na day defarwaat xëy na mi ngi préparer équipe am xëy na ak yu demee noonu. tey feeñ na li mu mës di def moom la defaat. mooy lan waxtaan ci suuf bàyyi opposition bàyyi askan bi préparer plan ñoom ñaar li ñu mës di def c'est deal rek la ñuy def. ak dogal bile Idrissa Seck mën naa rek fàtte doon njiital kujje gi su gis-gisu njiital commission communication bu jot na moom Ndeye Fatou Ndiaye Diop Blondin jàpp na ni jamono ji benn leader képp moo am su kujje gi muy Ousmane Sonko. ci ñi bokk ci opposant parce qu'il faut savoir être modeste. ñi ci gën a ràññee kiñ ci gën a ràññee mooy Ousmane Sonko. ak suñu coalition jot na. mais ràññee taxul nga jiite dafa am fu mu war a jaar. bu dee ça dépend xam nga gis nga légitimité gis nga même Idrissa Seck est pris à son propre piège tey jii bu fi nekkee chef de l'opposition ce sera par décret li mu doon bañ mais la légitimité populaire opposition bi nga xam ne yow peuple bi ñoo lay gisee bëtu opposant y compris ñi nekk ci biir kan la. su lu jëm nag su gouvernement bu yees bi moom mi fi nekkoon jëwriñ ci jamonoy Abdoulaye Wade jàpp na ni dogal yu ñu jël yépp politique moom moo ko lal. depuis 2000 ba léegi ça fait 20 ans 4 ans rek la nekkul au pouvoir 4 ans rek la bokkul lépp lu fi xem depuis 2000 mi ngi ci biir kon boog xam nañ ko xam nañ lu mu mën gis nañ ay doxalam gis nañ ne que politique politicienne mooy lal bépp changement bu muy def. njiital commission communication bu coalition jot na bootoon Ousmane Sonko ci élection yi ñu génn ma ngay woo naataangoom yi nekk su ko jéggi yépp ñu daal di booloo def benn say ngir rekk jàmmarloog ko pouvoir bi ñu nekk waaye tamit indi saafara ci jafe-jafe askan wi. taxawal nguur gu yees gi ak gouvernement bi li nga xam ni lu ci bari jàpp na ni lii di politique moom moo ko lal loolu nag gis-gisu docteur bi nga xam ni xam-xamam dafa màcc ci wàllu science politique muy Maurice Sadieck Dione moom nag mi ngi woo askan wi ngir ñu gën a ubbi seen i bët di xool ngir tamit ñu bàyyi bu baax xel ci Idrissa Seck mi nga xamante ni moom la ñu jël tey ji def ko njiital conseil économique social et environnemental mu daal di nekk ci ginnaaw Macky Sall Maurice Sadieck Dione ak Sophia Ba. gouvernement bi boo ko seetee gouvernement politique la pour ne pas dire gouvernement politicien maanaam dafa mel ne président dafay faj li nga xam ne mooy jafe-jafe yi mën a jóge ci partem ak ci ñi ànd ak moom ndaxte dañu jàpp ne ci wàllu ci élection 2024 yi am na ci ñi nga xam ne ñoo ànd ak moom yaakaar nañ ne war nañ ko mën a wuutu ci bopp réew mi moom nag ni mu doxale boo génnee ñëpp ñi nga xam ne ñoo bokkoon ci yow ñoo xamante ne yaakaaroon nañ ne am nañu mbébétu wuutu la dafay mel ni kon yow da nga bëgg a wuutuwaat sa bopp kon hypothèse troisième mandat duñ ko mën a dàq totalement mais am na it beneen hypothèse bu muy teg beneen carte mooy carte Idrissa Seck ngir bu fekkente ne troisième mandat bi antuwul mën na jàppale Idrissa Seck pour 2024 wante loolu dafay dal di doy waar ndax ñi nga xamante ne ñoo nekk ci APR am ambition ñooñu itamit war nañu mën a demal seen bopp te duñu nangu ñu joxañ leen rek ne leen aw leen nii ñu aw noonu bu fekkente ne ñoom it am na lu ñu bëgg am nañ ay ambition politique te Idrissa Seck mënul fédérer Benno Bokk Yaakaar ba noppi parce que Benno Bokk Yaakaar ni mu ñëwee président Macky Sall mooy l'élément fédérateur donc président Macky Sall bu fi nekkatul Idrissa Seck dootul mën a fédérer Benno Bokk Yaakaar te ci biir Benno Bokk Yaakaar am na yenn parti yu mag yoo xamante ne comme PS wala AFP ñooñu itamit xëy na war nañu mën a samp seen dënd ci élection 2024 yi donc loolu yëpp dafay andi ay incertitudes.
ca geneen wàll ga nag conseil politique bi di Luc Sarr moom nag dafa xamle ni rek yaatal géew gi nga xam ni président Macky Sall def na ko mi ngi koy rafetlu te loolu day wone rek ni dafa bëgg ñépp ànd pour liggéeyal réewum Sénégal waaye nag itamit xamle na ni lay xew 2024 moom kenn mënagu koo xam. Luc Sarr ñu déglu ko ci micro Sophia Ba. jàngat bi ñu ci war a am mooy que ne Macky Sall président de la République waneeti na martabaam gëddaam ak yéene bi mu am ci Sénégal président de la République Macky Sall dafa yitte woon benn baat man dama nekk kuy jaamu soxlay askan wi réew mi tey toll na foo xam ne ci àdduna gépp lu ñuy wax Covid feebar boo xam ne dal na ci ñëpp daal di téye économie bi maanaam koom-koom àdduna bi rës réew yi commencé nërmeelu njàqare am mu ne mosuma yaakaar man Macky Sall ne nguur gi dama ko moom wala man ak sama ñoñ rek ñoo ko moom waa Sénégal ñoo ma fal damay liggéeyal Sénégal ànd ak waa Sénégal liggéey ko képp koo xam ne doomu réew mi nga nekk bëgg réew taalal naa la sama loxo ngir nga ñu mën a ànd ak man ñu liggéey Sénégal bu bees boo xam ne yitteel na askanu Sénégal loolee ba mu ko waxee am ñu mel ne ñoom Idrissa Seck ay ñoom ay Omar Sarr ay Aïssata Tall Sall ñoom ñëpp ànd ci loolu fekk si ko mu ne leen étal naa géew bi ba nga xam ne tey jii lépp loo xam ne nekk na ci Sénégal boole naa leen ci. ñu àddu jëmale ci leneen ci wàllu lii di mbëkk mi Barça mbaa Barsàq ja jigéen ña dugg nañu ca ñetti jigéen bokk nañu ci téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñeenti immigrants ya doon dem ca Barça ba ñu daal di leen wàññi loolu yi nag jaaxal na askan bi ñu demee fële ca Grand Dakar ak ca Sicap Liberté 1 jigéen ñi nga xam ne moom lañ fa fekk ne nañu daal rafetlu wuñu lu ni mel te ñi ngi ñaax seen mbokki jigéen ñi ngir ñu takk seen sër toog ci réew mi wala bokk bu ñuy dem bitim réew ñu def ko ci anam yu dëppoo ak yoon. Abdourahmane Ly Souleymane Bang. daanaka du góor ñi dong ñooy def lu ñuy woowee Barça wala Barsàq jigéen yi itam ñu ngi si ñett bokkoon nañu si téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñeenti migrants yi nga xamante ni jàpp nañu leen si waaxu Sénégal yi bu taseeg moom Grand Dakar soxna si xalaatu ko benn yoon moom mi mi ngi woo ay nawlay jigéenam suñu moytandiku mbir moomu le parce que en tant que jigéen nga war a mën a liggéey ci sa réew ngay jël sa bopp di ko joxe ci gaal yi ak géej yi di dem ci loo xam ne yow leeru la ba xam ndax di nga yegg wala doo yegg maa ngi leen di wax daal lii moom nañ ko bàyyi ndax man mii duma ci dem ndax duma mën a nekk ci sama réew liggéey di dugg ci loo xam ne amul bànqaas amul dara nga ci traversé pour dem en tant que jigéen te mu doon risque boo xam ne risque bu doy waar la lu doy waar la ñuy demee nag lu doy waar sax ndax li ñuy demee ci réewu jàmbur di liggéey buñ ko toggee ci seen réew dinañ liggéey nekk sa réew neex na de. soxna si moom mi ngi joxoñ baaraamu tuuma nguur gi ngir moom ñàkkum xëy mi moo waral jigéen ñi di jël yoonu géej gi. gouvernement bi na jéem a tam xool situation chômage bi jéem a créer quelques petits emplois entreprises pour recruter les jeunes nga xam ne loolu dina leen permettre bu ñu jàppee foofu du ñu am idée wu génn dëkk bi di def ay dem clandestin parce que di nga xam ne li ngay dem wuti fee yaa ngi koy yor sa dëkk man si c'était moi loolu laa leen di conseil ñu toog gouvernement bi jéem a trouver benn solution pour ñoom uti leen liggéey parce que dama xam ne ku dem ba am liggéey sa dëkk est-ce que dina la jaral yoo nga génn di dem tayle sa bakkan ci géej gi. Koddu mel ni kuy wax ni waruñu xaar nguur gi si dara. te nit ñu def ba jël xaalis loo xam ne ay 450 ay 300 500 nga koy jox ci koo xam ne mën na la jéggil mën na la bañ a jéggil nga financé ko financé ko si sa réew tega sa taabal rek liggéey yàlla jàppale la mbaa nga ubbi sa salon lépp a ngi fi lépp baax na loo def rek yàlla jàppale la parce que ñun ñu ngi nii ay jigéen lañu bu ñu neexoon dugg mbëkk mi mais duñ ko dugg ñu ngi ci tali bi di bale di dóor waar xam nga rek. jigéen ñi ñu taseel ñëpp dàq nañu mbir mi ñu ngi méngale mbir mi lee ñuy wax Barça wala Barsàq wala ñu ne ko mbëkk mi ak li nga xamante ni moom lañuy wax xaru. école di waaj a tijji waaye nag ñi nga xam ni ñoom ñoo nekk ca école UNESCO bu amoo 3 ca Géejawaay bu ñu moytuwul seeni bunt du tijji ndax l'école ba fi mu toll nii dafa yàqu ba jéggi dayoo ki nga xam ni moo di directrice ba nag mi ngi woo autorité yi ngir ñu jàpp ci lu ko mooy élèves ya nga xam ni foofee lañ doon jàngee du ñu gis seen école ubbi ndaxte kat ñoom du ñu jël mukk ay risque di fa dugal élèves yi ak na école ba mel ak na mu yàqoo Aminata Dione di directrice bi ñu déglu ko ak Mamadou Lamine Fati.
état délabrement école bi vraiment constat bi est là yéen si boppam yéen seen bopp gisal ngeen ko seen bopp parce que nekk na état boo xam ne délabrement bi dafa avancé salle de classe yi menacé na toiture yi amatuñu porte et fenêtre amatuñ ko et gis ngeen tant ñu ngi ñëw si période boo xam ne période de seddaay lay doon léegi est-ce que xalaat nañu élèves yi dans les classes bëgg a jàng un apprentissage de qualité est-ce que état délabrement bi tey riime na ak un bon enseignement donc loolu vraiment ay questions yoo xam ne autant nit ki war na kaa poser boppam war nañ kaa poser nos autorités vraiment ñun lu ñu jar a xalaat la war nañ ñoo bàyyee xel parce que métti na trop métti na. Allah mur de clôture bi menacé na gis ngeen bloc toilette yi on a plus que 2 blocs la ñu am actuellement muy fonctionnel dal baa ngi wàcc mur yi donc du matin au soir dañuy veiller sur la sécurité des élèves parce que d'un moment à l'autre mur bi mën na affaissé wu te yàlla tere direction bi gis ngeen ko man amatuma benn archive day inondé donc benn archive amatu fi gis ngeen ko électricité bi ça menace amatuma porte awma matériel donc vraiment c'est un cri de cœur que l'on lance à nos autorités nañ ñu jàppale. école bi ni mu mel jéggi na dayoo loolee moom dugal fa ay élèves ñuy jàng sax dara wóoratu ci autorité yi war nañ cee jóg wala bokk ñi nga xam ne ay bonne volonté lañu. beneen mbir muy ñetti cimetière di sëg yi nga xam ni sëgi jullit ya nekk ca Tëngéej daanaka yépp fees nañu ginnaaw bi nga xamante ni nag ñii di askan wi jóg nañu ngir rek setal ci cimetière yooyu rawatina yu dàngu ña nga xam ne nag ñoo di askan bi ak autorité municipale yi ñi ngi woo état bi pour mu jàppale leen ci suuf yi nga xamante ni ay titre foncier la te jege sëg yi ñu daal di leen koy jagleel ngir ñu mën fa di denc néew yi nga xam ni rek ñoom ñoo tukkee àdduna waaye nag mbir la mu nga xamante ni tamit faw rek ñu jóg ci balaa muy ëpp loxo. Amadou Niang moo nekk porte-parole lu maire Babacar Seck. ñetti armeelu jullit ñoo fi ne jokkul la ak Thiawlène ak Dangu jokkul ak Thiawlène gis ngeen érosion côtière bi ni mu koy def gis ngeen saay su ul amee ni mu koy def te gis nañ ni mënul yokku ndax géej gi ak dëkkuwaay yi bu Dangu bi moo fi des bu Dangu bi waa Tëngéej fi la ñuy denc mais lépp luy dëkk nekk ci ginnaaw Tëngéej fi la ñuy denc ba Ndakaaru fi la ñuy denc te gis ngeen fi mu yam ndax fees na gëmuñu ne feek ñaari at dina mën a jëlaat ay néew moo tax ñuy tàllal loxo président di ko ñaan mu régleel ñu problème boobu ndax ay titre foncier yu kenn tabaxul ñoo fa nekk te état rek moo ñu ko mën a jox ñu ko koy ñaan ci turu Tëngéej ci turu mbooleem jullit mbooleem mbindeef bu dëkk Tëngéej ak li ko wër ak Ndakaaru mu dimbali ñu mu jox ñu suuf soosu pour ñu yokk armée li Tëngéej pour feek juróom fukki at feek téeméeri at fu ñu amee néew mën ko fi denc dañu naan gouverner se prévoir maanaam booy jiite dëkk da ngay anticiper maanaam da ngay sóor lu ñëwagul li ñu gis ni mooy ñëw nag bu ñu yamee rek si nit ñi yokkoo seen lim ni ñuy yokkoo bu ñu yamee si nit ñi ni ñuy génne àdduna ñaari at si kanam armée li Dangu dootul mën jël kenn. kon nag armée lu jokkul Thiawlène ak Dangu daanaka yépp fees na ba fi mu toll nii bu ñu sàgganul ci at yi di ñëw du ñu amati fu ñu denc seen i néew ñoom waa Tëngéej nag di woo président ngir mu jagleel leen suuf su nga xam ni dinañ fa mën di denc ñi bàyyi ko àdduna. ñu daal di desandi foofee ca Tëngéej ca kuréel gi nga xamante ni moom moo ŋànk association yi nekk ci wàllu l'islam ñoom nag àdduna ñu jëm ci li nga xam ni mooy caricature yi ñu jël rek di ko def sangu-sang yi di Seydina Mohamed. ñoom nag nee nañu ñii kii di président de la république war na ci jël position bu leer nañ ba ñu xam fan lay taxawee waaye tamit li nga xam ni moom la ñu bëgg mooy président France di Emmanuel Macron dal di jéggalu ak ñi nga xam ni ñoo di jullit yi ñoom nag ñi ngi demandé yi tamit ñi nga xam ni ñoo di population yi bu ñu jëndati benn produit bu nga xam ni dafa jóge ca France. Moussa Ndiaye moom mooy seen porte parole ñu déglu ko ci micro Babacar Seck. ñaawal gi nga xamante ne ñu ngi ko kay ñaawal. du tax du ñu dolli lu dul ñu gën ko bëgg
lu dul ñu gën ko sopp kuréel gi nga xam ne moo jiite association islamique yi nekk Tëngéej ñoo ngi ñaawlu fa ñaawlu yem di wax ne Sénégal dëkk la boo xam ne téeméer boo jël juróom-ñeent fukk ak juróom ay julit lañ loolu tax na ñu ngi sàkku si njiitum réew mi muy président Macky Sall mu àddu si mbir mii mu wax ak naataangoom président Macron mu jéggalu julliti Sénégal rawatina julliti àdduna bi yëpp. France na tënku si charte des Nations Unies bi nga xamante ne moo ëmb mbootaay yëpp si lan si jox cër ñeneen ñi nga xamante ne bokku leen li nga xamante ne moom mooy diine. beneen bi ñu ngi sàkku si sénégalais yëpp ñu boycotté lépp loo xamante ne réew mu France moom moo koy defar donte dañu ciy loru ngir lan wane li nga xamante ne moom mooy seen naqar wane li nga xamante ne mooy seen ñàkk ànd sa la njiitum réewu France def. li nga xam ni moo di bàkk ba jib na xibaaru tàggat yaram la ñuy daal di sóobu ànd ci ak Pape Malick Diaw. Pape Malick maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax Malick Thiandou. dañuy daal di àddu jëmale ci suñu gaynde Sénégal yi ak ci jongante yi nga xam ni amal nañ ko ci week-end bile ñu ci bari ci ñoom wane nañu seen bopp. seen bopp foofee ca Europe lu ci mel ni kii di Mamadou Lamine Gueye wane bu baax boppam foofee ca FC Metz gannaaw ba mu joxee ndam li bokk ki nga xam ne moo di clubam boobule ci booram Bingourou Kamara ci ay propre camp lay daal di dugal moom portier sénégalais bi ku ci mel ni Sadio Mané ak Edouard Mendy ñoom ñu ngay wëyal seen forme foofee ca Angleterre wala ki nga xam ne it moo di Badou Ndiaye ak Alassane Ndao ñoom ñi nga xam ne ñoo sauvé seen club boobu di Fatih Karagümrük foofee ca Turquie loolee lépp ñu ànd ci Cheikh Diop. xibaaru gaynde Sénégal ñu ngi koy doore ci réewum France foofee Metz moo dem daan nim benn bal ci dara ci bit bi sax ki ko dugal moo di Mamadou Lamine Gueye ñu jàpp ne Moussa Koné bokkoon na ci jongante ba ñuy tàmbali ren bu Alfred Gomis moom dafa rek daan Brest ñaari bal ci benn. Idrissa Gana Gueye ak Paris Saint-Germain ñoom dañoo dem daan Nantes ñetti bal ci dara. Reims moo doon jongante ak Strasbourg ci ayu bés bii ci doomi Sénégal yi bokkoon nañ ci ku ci mel ne Habib Diallo Bingourou Kamara ak it Boulaye Dia waaye Reims moo mujjee am ndam ñaari bal ci benn te it Bingourou Kamara sax moo dugal benn bit bi ci seeni camp. Bordeaux ak Youssouf Sabaly ñoom it dañoo daanu yu yaatu ca Monaco ñeenti bal ci dara. Angleterre foofee Sadio Mané ak Liverpool ñoom ñoo daan West Ham ñaari bal ci benn. Edouard Mendy ba tey muy nekk ci ay camp tey di amal ay jaloor yu am solo ak Chelsea ñoom ñii ñoo daan Burnley ñetti bal ci dara. doomi Sénégal yi sax ba fi mu ne nii daa mel na enquête bi ci championnat bu Angleterre. Crystal Palace ak Cheikh Kouyaté ñoom it dañoo nërmelu ci seen digganteeg Wolverhampton ñaari bal ci dara. ci championship bi maanaam ci deuxième division bi Bristol City ak Famara Diédhiou mi nga xam ne mi ngi woon ci banc bi ba ñuy tàmbali dafa rek nërmelu seen digganteeg Norwich ñetti bal ci benn. Watford bu Ismaïla Sarr moom it dafa nërmelu seen digganteeg Barnsley benn bal ci dara. Huddersfield Town bu Mohamed Nabi Sarr mi nga xam ne mi ngi woon ci défense bi moo daan Millwall ñetti bal ci dara ca Italie. Kalidou Koulibaly ak Naples ñoom dañ leen a fekk seen terrain Sassuolo moo ko def daan leen ñaari bal ci dara. Allemagne Salif Sané ñoom ñàkkuñu waaye dañoo témboo ak Stuttgart ku nekk dugal sa morom benn bit. Turquie foofee Badou Ndiaye moom mi ngi ci forme bu baax a baax dugal na ñaari bit ci ay bés bi ak it benn bit boo xam ne Alassane Ndao moo ko dugal moo may équipe bii di Fatih Karagümrük mu am ndam seen digganteeg Erzurum juróomi bal ci benn ca Belgique la ñuy wutali ngir jeexal foofee. Krépin Diatta ak Youssouf Badji ñoom dañoo nekkoon ay remplaçant ba ñuy tàmbali ba tax na Club Bruges moom dafa témboo rek ak Mechelen ku nekk dugal sa morom ñaari bit. Christian Eriksen ak yi déception mu mel ni que fi mu toll nii Paris Saint-Germain moom moo gën a jekk ci jël ko ngir rek football loo ko. loolee club bu Paris Saint-Germain lay xewee kon gannaaw ba nga xamee ne Thomas Tuchel moom jamono ji ma ngay ñaxtu li nga xam ne moo di rythme infernal bi ñuy amee foofee ca France moo xam championnat bi ak li nga xamee ni moo jëm ca Ligue des Champions loolu lay waral jamono ji laata mercato estival bi sax ñu gisoon ay tour yu mel ni Danilo Rafinha ak Keane waaye Danilo mel ni ci axe central bi la mujj wàcc loolee waral ñu am ab manquement ci wàllu milieu terrain bi te bu ñu sukkandikoo kon ci Gazzetta dello Sport foofu ca Italie Paris Saint-Germain jege loolu ki nga xam ne moo di Christian Eriksen ngir xëcc ko ci équipe club parisien boobule moom international danois bi nekk ci ay jafe-jafe foofee ca Inter Milan te nga xamee ni ñetti titularisation la amagum ba saison bi tàmbalee ba léegi moom mi toll ci ñaar fukki at
ak juróom ñett bokkul benn yoon kon ci plan yi nga xam ne moo di yu Antonio Conte foofee ca Inter loolu la waral jamono ji xelam dem ci li nga xam ne moo di ab transfert jóge foofee ca Inter waaye nag ñoom intéressé yi bugguñu lu jëm ci li nga xam ne moo jëm ci prêt ñoom ab transfert wala bokk jënd joueur bi carrément mooy tax ñu libérer joueur danois boobule. fële ci Ligue des champions ñu daal di wax jëmale ci Ajax d'Amsterdam fukki joueur ak benn ñoom ñoo fa amee woppi coronavirus ji ba tax na seenub jongante dafa mel ni narta am. jongante en tout cas nar na am ay jafe-jafe gannaaw ba nga xamee ni ki ëllëg ñoom club Ajax Amsterdam daañu war a jogante ak club danois boobule di Midtjylland loolu lay waral ki nga xam ni moo di Erik ten Hag moomee ngeen di seen amaana 11 bu bëri coppite la nar a indi kon ni ki ëllëg bu fekkee ni match boobu daana am Télégraphe moo daal di annoncé ni ki lu ni mel ndax li nga xam ne moo di ay joueurs yu bëri yu toll ci fukk ak benn ñoo daal di am coronavirus googule loolu la waral kon match bi nar a am ay jafe-jafe yu bëri waaye nag ki nga xam ne moo di Erik ten Hag moomee ma ngay noppi ci di déglu ana li nga xam ne moo di UEFA ndax am match boobee dina amam du am waaye ci borom match boobee bu amee comme ni ñu ko waxee coppite gu bëri dina am en tout cas ci 11 bi nga xam ne moo nar a tàmbali match bi. li wér te wóor moo di ñetteelu journée bu Ligue des champions dina tàmbali niki suba ñu ciy xaar nag jongante bu tar diggante Real de Madrid ak Inter de Milan. loolu Malick Thiandoum ci groupe B bi la ñu koy amalee ndax ki nga xam ne moo di wala bokk ñii mu bokkal poule comme ni ngeen ko séenee ci groupe B bi di Shakhtar ak kii di Borussia Mönchengladbach ñoom ñi ne sax ñooy daal di dane ndax Shakhtar moo nekk ci boppu classement bi ak ñetti poñ ki nga xamee ni moo di Mönchengladbach topp ci ak ñaari poñ Real Madrid ci fàttali ci ñeenteelu place bi la nekk te ma ngay daal di am benn poñ Inter Milan moom ñetteelu place bi la daal di nekk te ñaari poñ lay daal di am kon choc bi le ci groupe B bi Real Madrid ak Inter Milan lay daal di doon waaye ci yeneen groupe yi ñoom it daañu wéyal li nga xam ne moo di seen ñetteelu journée ci groupe A bi Lokomotiv Moscou mi nekk ci bopp classement bi day daal di dalal Atlético Madrid mi nekk ci ñaareelu place bi ci beneen boor bi Salzbourg mi nga xam ne moom it ma ngi ca ñeenteelu place bi moom Bayern Munich leaderu groupe bi lay daal di dalal ci groupe C bi Manchester City moom it leader groupe bi ak 6 points maanaam juróom-benn poñ moom Olympiakos bu Ousseynou Ba lay daal di dalal ki nga xam ne moo di Porto ci borom Marseille mi nekk ci ñeenteelu place bi ak 0 point lay daal di joganteel ak groupe D bi nga xam ne moom moo nar a tëj li nga xam ne moo di ñetteelu ay bés bi ci groupe yile kii di Midtjylland comme ni ñu ko waxee ni ki sànq daana dalal Ajax ak Atalanta Bergame pour chocu groupe D bi it moom mi nga xam ne ci ñaareelu place bi la nekk ak ñeenti poñ Liverpool bu Sadio Mané lay accueillir foofee ca Italie moom mi nekk leaderu groupe bi gannaaw ba mu jiitoo ak ñaari match yi nga xam ne da ko daal di gagné moo xam Midtjylland ak Ajax loolu la waral mu am juróom benn poñ du ñàkk ni jongante yooyu mun ngeen ko suivre ci iRadio 90.3 ci 20h bu jotee rawatina match Real Inter boobule. jërëjëf Pape Malick mu mel ni que xibaaru tàggat yaram yi buur na jërëjëf kon nag ñu daal di rek yëkkati jotaayu xibaar bi daal di gërëm ñëpp ñi nga xam ne ñoo jàpp ci liggéey bi soxna Ramatoulaye Gabar ak ñëpp ñi nga xam ne ay technicien la ñu yéwénal yëf yi ba mu mën a yéwén ba ñu mën leen a jox xibaar yu leer fii ci iRadio ak feneen ak ITV jàngeen jëf ñu bàyyi Xalifa Jaxate mu daal di doxal